jàmm ji info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info. El Hadj Pape mu mel ne rek dañuy boroxlu foofu rek mën a dugg ci li nga xamante ni yaakaar naa ni wax goo xamante ni muy wàllu xew-xew boo xamante ni ràññewuñ sax di ko gis ci réew mi muy wàllu cherté bi nga xam ne moo di soble bi muy oignon bi. El Hadj Pape 25 kilogrammes bi nga xamante ni tout récemment nit ñaa ngi ko doon jëndee sax am na noo demee sax ay 7000 francs la ñu doon jëndee sac bi. ñu dem ba à 50 000 francs boo xamante ni am na ñoo xamante ni tey dañ ciy teg seen gët ne foofu dañ leen ko faa jaay. El Hadj Pape noo dundee li ni mel ci wàllu commerce bi moment bi surtout ci wàllu soble bi souvent dañuy gis que ni soble bi pomme de terre bi au Sénégal ba léegi daal gisaguñ ci solution. waaw xam nga foofu aussi sëñ Mountakha ni ko Sénégalais yëpp jàngatee laa koy jàngatee. li metti Sénégalais yëpp man moo ma metti li animé Sénégalais yëpp man moo ma animé mais sëñ Mountakha dinaa interpeller waat les commerçants du Sénégal sëñ Mountakha ñi porté woon combat wu Auchan dégage man El Hadj Pape Thiam ci laa bokkoon. D'accord ndax damaa mës a gëm ne samay doomi réew suñu jëlee seen jiw. vous voyez ñu dem ba ci seeni tool. ñu wàqi suul ko doyloo yàlla ngir bu ëllëgee bu récolte bi nekkee ci côté bu positif maanaam ñu récolter ko mën koo dundal ci seen njaboot waaye dundal ci peuple sénégalais bi ma jàpp ne nag li olof yi di wax naan gën a jege gën a yey man li may dàqee kéwél mu jëm àll ma dàq ko mu jëm ci biir kër gi moo ma ko gënal mais dama dem ba xool ne sëñ Mountakha commerçant sénégalais yi jaruñu ko. mais lu tax waaw wax bu doy waar la. waaw commerçant yi jaruñoo jàppale. commerçant yi jaruñoo yërëm. commerçant yi damay interpeller le président de la république son excellence monsieur Macky Sall moom ak son ministre du commerce ñu jël ay sanctions yu sévères teg ko ci kaw commerçant yi xam nga lu tax. waaw d'accord El Hadj Pape foofu da nga may aussi itam damay wax souvent problème bu mënta gis ci àddina war nañu xool source bi lan moo waral li ni mel lan moo xew aussi tamit loolu foog ñu poser point yooyu pour mën a xam. waaw sëñ Mountakha yow sénégalais nga man sénégalais la ñi ñuy suivre ay sénégalais lañu man dama am ay mbokk ay commerçant lañu yow mii ñàkkul ne am nga ay mbokk ay commerçant lañu tey ñi ñuy suivre am na ci koo xam ne papaam wala yaayam wala moom sax ab commerçant la mais ma wax la benn affaire ñu gëm ko. parce que loolu mooy la réalité du terrain mooy tey da ngay gis un commerçant bu def benn commande ceeb wala soble wala pomme de terre ak lu mu ci mënti doon def ci lu mat 40 tonnes wala 50 tonnes indi ko ci réew mi bi mu ko indee tey mu jëndee ko exemple kilo bu ci nekk dikkee ko 150 francs supposons mu xëy suba ñu ne pomme de terre de yokku na moom automatiquement moom commerçant boobu du xaar. day yokk xoolal bu yegsee rek bu déggee yokk na rek automatiquement moom day yokk. d'accord donc kooku indi stock boobu. tey su déggee ñu ne pomme de terre bi wàññeeku na danaan man sama stock bi ma koy jënd. ci prix bii laa ko jëndee woon. kon man mënumaa wàññi sama pomme de terre. waaw pourquoi yow bu yokk amee nga yokk te buñ la nee wàññil nga refuser ne man du ma wàññi parce que li ma jëndee woon lii la ma dikkee. kon donc yow amal ngor ba bu fekkente ne kenn mënu laa wàññiloo say produit amal ngor ba buñ koy yokk yow it bul ko yokk prix ba nga jëndee woon seet ci yàlla nga ragal ci yàlla nga yem ci prix bi nga jëndee woon nga jaay ko Sénégalais yi. d'accord El Hadj Pape ci côté soble bi ci côté pomme de terre bi da ngay gis souvent ni ma koy waxee rek coow xëy na du ciy ñàkk souvent moo xam ñu ne soble indien bi la moo xam bu Sénégal bi entre ñoom seen biir ñi nga xam ne dañu walisaan di dugg ci biir réew mi ak ñi nga xamante ni mooy mbaykat yi nga xam ne ñoo ngi bay fii souvent dafay am benn problème boo xam ne day causé est-ce que tamit loolu li may wax chaque jour est-ce que du ab solution très rapidement loo xam ne ministre bi ñu dénk wàllum commerce bi ak ñu ko ngànk waa INAC waa jàpp ak ñu demee li ne mel ñu toog waxtaane loolu ci table bi parce que lan mooy ruumandaat ci suuf tam xamuñu. waaw mais xam nga lii ruumandaat ci suuf état bi jëloon na ci solution uniquement nag pour sauver aussi les commerçants yi dañ doon ñaxtu nee nañu oignon bi ñuy importer nañ ko arrêté parce que ñoom dañu yàgg di bay ay tonnes soble si di yàqu. dañu yàgg di bay ay tonnes pomme de terre bi di yàqu parce que pomme de terre importé bi ak oignon importé bi moom la Sénégalais yi gënoon a taamu léegi nag bi état jëlee ay responsabilités am ne léegi nañu arrêté importé bi te ñu def consommer local
li suñu baykat yi di bay nañ koy jëfandikoo mais ma ne la baykat yooyu jaruñu ko parce que au moment où état bloqué na loolu may leen chance pour ñoom ñu dimbali population sénégalaise bi ñu jëlee saaku soble à 7 000 8 000 francs te yóbbu ko ba ci 50 à 25 000 francs dama ne le président Macky Sall laay interpellé ma ne na génnee cravache bépp commerçant bu mu gis nga jël sa soble déparé ko 7 000 indi ko 25 000 wala 50 000 12 000 francs sax du yoon 12 000 francs sax dadul yoon commerçant buñ ci gis soo amee NINEA soo amee registre de commerce loo am nañ ko saisir nañ ko jël confisquer ko parce que teg la ay sanctions yu métti d'accord parce que damay ñëw loolu nga baal ma sëñ Moustapha denrée de première nécessité yi déjà mu ngi bëgg a rey sénégalais yi moo tax ma ne la commerçant yi amuñu xol commerçant yi amuñu yërmande commerçant yi nekk luñ fi réew mi seen bopp lañ fi nekkal seen poche lañ fi nekkal réew mi bu nekkee ci ay jafe-jafe yu toll nii sénégalais bu ci nekk yaa ngi daw ana fan ngay wutee loo dundalee sa njaboot ñoom ñu jël prix yooyu augmenté ko ba sénégalais bu ci nekk ñemeetu koo laal. d'accord dama ne yow soo wootee woon ne sénégalais nga yaa ko jiñ sa bopp mais yow doo sénégalais. d'accord El Hadj Pape fi may wax rek. fi may daanelee foofu tam question bi toujours rek mooy fan la góom bi nekk. lan moo waral li ni mel nii parce que tam war nañu dem ba def des recherches xam ne lii moo tax te aussi tamit y a des exceptions ak ban wàll ak ban côté la mbir mi doxee ci côté boobu. waaw man ci li ma jàpp mooy. mën na am ministre du commerce taxawu bi mu war a taxawu commerçant yi dafa des ci wàllu taxe yi. dafa des aussi ci wàllu encadrement bi mais le ministre de l'agriculture aussi. su fekkente ne am na ay semences yu ñu war a joxe na ko dem joxe à qui de droit. jox ko ki nga xamante ni moom moo ko yellool. te ñu bañ a politiser affaire agriculture. mbay mi dafay suqali réew. mbay dafa yor réew. donc je pense que ne tey ministre de l'agriculture ñoom bu ñu amee ay engrais am ay semences yu ñu war a joxe dañoo war a dem xool baykat yi koy yellool. ñu teg ko ci seen loxo ba pare am lu ñu wax ak ñoom. xamal leen ne leen ñun état lañu dañ leen ko jox pour yéen ngeen dimbali ko waaye dimbali aussi population bi. d'accord je pense que ne loolu aussi. lu ñu war a waxtaanee la. pour trouver tamit consensus ci wàllu mbay mi quoi. tabarkalla El Hadj Pape ba léegi rek yéen a ngi wéy seen jotaay noo ko jàngatee fii ci Jamm ji Info ak El Hadj Pape Thiam l'analyste politique tam di ko santaat ci disponibilité. Jamm ji Info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow mu bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di Jamm ji Info.